altine ñaar fukki fan ak juróom-ñaar si koor atum ju nekk ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar sa gàddaay ga mbokk yi daleen ak jàmm si xibaar yi marax gi li ci gën a fës jëm si li nga xamante ne bi moo di xëyum ndaw ñi ak ni nga xam ne la ko njiitu réew mi président Macky Sall taxawoo ak ni nga xam ne la ci doxalee lu toll si juróom-benn fukk ak juróomi junniy ndaw yoo xam ne war nañ leen a jox xëy nag ñi nga xam ne ñoo di ndaw ñi àddu nañ si Ndakaaru kàddu gi ki nga xam ne moo di Mamadou Dieng jox leen ko ñoom nag ñu dee si waat si li nga xam ne mooy seen naal ak xalaat bi nga xam ne am nañu ko ñenn ñi seen xel dalul si joxin wi donte nag rafetlu nañu ñoom ñëpp taxawaay bi dinañu ànd ak Ngor Diouf si beneen gëstu boo xam ne def na ko si wàccaayu Korité gi mu dem fekk ñi nga xam ne ñoo di ñawkat yi tailleur yi nag ñoom ñi nga xam ne ñooy jëfandikoo ba léegi li nga xam ne moo di machine yi nga xam ne dañ koy pétale seen tànk luy dem bay bëgg a raaf la sax jamono ji am nañu ñoo xam ne ñu ngi koy jëfandikoo ba léegi waaye nag ku nekk ngay wax lan moo waral mu des say loxo xibaar tàggat yaram la ñuy jeexalee li nga xam ne moo di daal di jataayu xibaar yi ak Pape Malick Diop mi nga xam ne ni ki altine ji jot dina ñëw yaatal lépp loo xam ne moo jëm si xibaar tàggat yaram mbokk yi lii mooy li nga xam ne moo gën a fës si biir la jataay nees kiis ñu def si faram fàcc. xibaar yi dañ koy doole ak li nga xam ne moo di mbirum président Lamine Diack mi nga xam ne ñu ngi koy séntu nag bis ni ki tey ci réewum Sénégal ginnaaw démb bi nga xamante ne bi séntu nañ ko ak fa mu am ci xëy na seen tey ji ñu gis ko ci réewum Sénégal di xibaar boo xam ne ñu ngi koy toppandi ak yéen lépp lu ci mën diiru seet nañ leen ko daal di saabal ni mu gën a yaatoo ñu wax ci meneen mbir di li nga xamante ne bi moo jëm ci garab yu bon yi nga xam ne ñu ngi koy jëfandikoo ci réewum Sénégal di ko fi dugal ginnaaw bi nga xamante ne bi nag waa douane bu Kër Ayib daan nañu jàpp lim bu takk boo xam ne biñ koy xaymaa ci koppar ëpp na lu toftal ñi nga xam ne ñoo di jaaykat yi garab yi nga xam ne aju wuñ ci nguur gi di pharmacien privé yi nag ñaawlu ko bu baax a baax docteur Assane Diop moo jiite kuréel gi nga xam ne moo leen ëmb mu nekkoon ganuk Alaaji Malick Cissé kenn askan yi kàddu yi mu yëkkati ñu teewlu ko. gis nañ ne askan bi vraiment seen wér-gu-yaram léegi vraiment mi ngi en danger. jaaxal nañu tamit te lii yëpp dafay wane li tax vraiment boobu ba léegi ñu doon xeex ni Sénégal war na gaaw quand même ci mbirum faux médicaments yi. jot na nag Sénégal dem vers la criminalisation. ndax bu ñu xoolee démb garab yi ni ñu ko doon transporté te ñu xam ne ñi koy dugal si dañ ko bëggoon jox ay doomu aadama jëriñoo ko vraiment mën nañ jàpp ni ñii daanaka ay reykatu nit la ñu jot na nag Sénégal dem vers ça mais li am solo aussi bu ñu yem si criminalisé bi dañu war a ratifier la convention Médicrime parce que convention Médicrime bi avantage bi muy indi criminalisation bi certes dina am des médicaments mais dafay criminaliser également le trafic de ce qu'on appelle les produits médicaux day bàyyi garab médicament mu dem maintenant vers ay seringue ay sonde yi yëpp nga xam ne nit ko dafa ko jëriñoo tam war a stérile bu amee trafic ñu criminaliser ko mais li muy indi aussi lu am solo mooy dafay mettre en place benn instrument juridique international maanaam permettre état yi maintenant gën a lëkkaloo gën a partager information gën a xàccandoo dóorandoo garab yi buy dugg dina jaar si ay dëkk pour dugg fi li jàpp nañu defar wuñ ko ci dëkk yooyu mais convention Médicrime dina tax état yëpp mën a bokk mën a pour xeex bi gën a am efficacité. li ñu gisagum déjà gën na jéggi dayoo. ndax daaw yëpp defe naa bu ñu si xoolee li douane jàpp mi ngi doon ay 1 milliard 600 environ. mais ren romb nañu ko moom 2 milliards. ndax bi ñu xoolee ci fin mars li douane jot a jàpp jotoon nañu romb déjà ay 500 600 millions démb jàpp nañu 1 milliard 500 te xayma guñu garab yi ni jàpp yi nga xam ne dafa am morphine. yooyu bu ñu ko xaymaa rek daanaka ëpp na déjà li ci defoon. mu nekkoon docteur Assane Diop jiite syndicat bi ëmb pharmacien yi privé ci réewum Sénégal ñu wax lu jëm ci wàllum wàccaayu Korité gi ak lu jëm ci jëfandikoo gi nga xam ne moo di wàllum soble nga xam ne bokk na ci li ñuy ëpp lu ñuy jëfandikoo ci bisub it boobee ñi nga xam ne ñoo di baykat yi der yi nga xam ne ñoo nekk ci ñaay bi ci bootu ci mouvement bi nga xam ne moom la ñu duppee Baobab daal nañuy am yéene nag daal di góob lu toll ci juróomi téeméeri tonnes yoo xam ne danañ ko daal di yóbbu ci jaay yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi ci wàllum soble wuuteeg nag li nga xam ne naaloon nañ ko ndaxte seen ñatt téeméeri hectares ya juróomi hectare rek lañ ci mën a bay li indi jafe-jafe nag di wàllum ndox moo xam ne mënuñu si jot ni niñ ko bëggee ñu teewlu ci Babacar Seck. mu nekk diggante Diamniadio Sangalkam ak Bambilor ñu gën ko xam ci bët Sénégal mouvement paysan Baobab récolté na fa lu tolloog juróomi téeméeri tonnes soble ci juróomi hectare donte ñu ngi wéy di jànkonteel ak jafe-jafe ndox. war nañ ñoo mën a jàpp nu naan ndox bu nu ko amoon ndax yow tey buñ la nee amuñu ndox fii doo ko gëm danga naan ñi dañuy wax rek te ndox moo nu teree bay. bu nu bayoo amoon ndox tey nu bay lu ëpp 5 hectares yi nu bay tam soble waaye amuñu mbay amuñu ndox nun ñii dañuy bay ba mu ñor ñëw di jënd fii di jaayi jigéen ñi dañuy ñëw di jënd tamaate di jaayi lépp si koom-koom la si yokkute la te
soble biy jóge bitim réew ak ñàkk fu ñu denc produit bi nekk na yeneen i jafe-jafe yoo xam ni maraîcher yu bët Sénégal ñu ngi koy jànkonteel. waaw gis nañu soble bi ni mu mel ren bu doon sunu sagu état bi tamit gën ñoo jàppale parce que comme ni ma la wax noonu père de famille ñoo fi nekk lu mot 400 personnes béyoon nañ seen soble yi nag gisal seen bopp waaw 5 hectares lañ fi amoon buddi nañ 2 hectares mais ba léegi soble bi demagul mënul dem mu ngi nii ñu stocké ci tool bi waaw kon nag war nañu ñu mën a jàppale ba nga xamante ne bu ñu béyee ñu mën a jaay loolu nag li koy waral mooy soble bi jóge bitim réew. mouvement paysan Baobab bu bët Sénégal am lu tolloog 200 hectares léeg-léeg ñu jànkoonteeg ak ay nit yu bëgg aakimoo seen suuf. chaque jour ay nit ñu ngi ñëw jéem na agressé pour nangu sunu suuf wante nag ñun ñu ngi taxaw tem village yi fi nekk yëpp parce que tool bi léegi mooy seen tool chaque jour dañu fiy xëy moo tax yenn yi ku ñëw di ngañ fekk fii waaw chaque jour di ngeen gis population bi ñu ngi xëy fii tey boo leen fi ñëwoon suba da ngay fekk fii yëpp fees dell ak nit waaw borom tool yëpp fii la ñuy yëndu. béykat yu périmètre Baobab lenn rek la ñu laaj mooy ñu branché leen ci tuyau Lac de Guiers wala bu biir calaan bi nga xam ni mu ngi jaar ci seeni tool la. Babacar Seck di ko jaajëfal ci gëstu bu am solo boobu ñu wax si ndaw ñi nga xam ne ñooy yeew si doonu Cambérène ñoom it dañoo mer ba futt li ko waral moo di dañoo bëgg nag seen gox yooyu am assainissement bu ñoŋ li nga xam ne nag moom la ñu naan di liggéey VDN 3 ba it ñu yeggale ko waral ñu génnoon si mbedd mi di ñaxtu duñu sañoon nag njiitu réew président Macky Sall dégg seen i kàddu ba saafara ko moom di Lamine Fati. ay weer rek ñu dugg ci li nga xam ne mooy nawet wi lay waxtu jooju la collectif bi ëmb mbootaayu ndaw yi nekkee ci biir Cambérène jóg ngir yëglu ci dige yi nga xam ne defoon nañ ko ngir assainissement wu dëkk Seydina Limamou Laye. te nawet bii di ñëw ñun Cambérène saa bu ñëwee jëy day am ndax dee day am saa bu ñëwee mu rey nit bii mooy 3 ans 3 morts chaque année ñu amal Cambérène te ñëwoon nañ fi jëlee engagement ci dëkk bi commencé fi ay travaux dara àggu fi lépp loo xam te ne tey jii buñ toogee di ko waxtaane ñoom ñu jëlee engagement benn 1 mois lay doon après ku ne dem sa yoon. ci defar bi nga xam ne ñu ngi koy defar pont VDN bu nekkee ci Cambérène ndaw yi ne ñoom dañoo bëgg rek liñ fa diggee woon nañ ko def balaa ñoo tijji pont boobule. parce que li fi ne rek dafa doy Cambérène danoo maar ci liggéey bi ñun dañ bëgg liggéey bi jeex benn yoon octobre ngeen wax ni dañ koy inauguré te gis na ni fa ni seen employé yéen ngi leen di wàññi donc am na loo xamante ni négociation yi dafa doy quoi. dafa doy négociation yi te li ñuy wanaasu nii booba léegi non xoolal li jàll na dara du duggaat fii projet bii moo fi jiitu projet yëpp Labat Fall du pare na projet Yoff pare na Cité Góor gi te Cambérène jiitu ko fi ngeen bëgg a gannaawal Cambérène jiital yeneen dëkk yi loolu dafa mënul nekk sax te musul nekk loolu du nekk. mbootaay bi ëmb mouvement ndaw yu nekkee ci biir Cambérène delluwaat nañ ci ay ponk yu bari lu mel ni fii nga xam ne dañ ko war a jëlee di ndox mu salte bi jóge ci yeneen fànn ñëw ci géeju Cambérène bi lay beneen bi di découpage administratif bu ñu nar a def rawatina financement yi nga xam ne dañ ko war a jox ndaw yi jóge ci DER dem nañ sax ba wax dige yi nga xam ne nguur gi defoon na ko ba tey jile dara amu ci. ñuy alerter di woote di soññe di wax ak kilifa gi nga xamante ni moom la yàlla teg ci boppu réew mi muy le président de la république donc lépp loo xam ne suñu droit la ñun dañu bëgg état du Sénégal le président de la république moom mu jël ay responsabilités am par rapport ak loolu andil ko Cambérène. ngir nguur gi def dige yi nga xam ne moom la fi waxee woon xale yi nekkee ci Cambérène jox nañ ko fukki fan ak juróom fileeg foofule askanu Cambérène na ñoom dund bu gën la ñu bëgg suñ ko deful rek ñoom dinañ leen dégg. moom da leen fàtte ñu jógee Cambérène wutali fi nga xam ne moo di ñàkkul rapidité boobu la diwaan nga xam ne dañ ko daal di jëlee nag si Jaxaay yóbbu ko si commune bu Tivaouane Peulh ginnaaw découpage si département bu Tëngéej ñi nga xam ne ñoo fa yeewoo nag ñoom rafetlu nañu doxalin wi ndax jàpp nañu ne dañ leen a dugal si gox boo xam ne bokk na si ñi gën a yàgg pour taarix ci Ndakaaru jaraaf Youssou Ndoye di ndey ji réew si boobu la diwaan yëkkati ay kàddu ginnaaw ba ñu teewlu ko si micro Babacar Seck. En 2011 ni ñu découpé woon xawoon na metti si ñun mu am ay kilifa yu jóg di ci def ay démarches ndax jëloon genn wàll gi yóbbu ko Tivaouane Peulh jël genn wàll gi yóbbu ko Jaxaay li nga xam ne mooy suñu suuf ak suñu infrastructure yëpp féete woon Tivaouane Peulh mais yàlla def ak suñu vigilance ñuy dox ba yàlla def ñu def si ay démarches ba nga xam ne tey jii bi ñuy redécoupé gis nañ ne
lan ñu xañoon delloo ñu nañu ko ba delloowaat ñu suñuy mbokk nag mooy ñan suñuy mbokk mooy waa Tivaouane Peulh mooy waa ñàgg boole ci nag waa Daaru Cubb dañoo soxla ñu ñëw ñoom it ñu def ni ñu def ndaxte ñun dañoo retrouver suñu limite naturelle suñu suuf yëpp mu ngi Tivaouane Peulh kon bu ñu décret bi génnaatee ñu ne ñàkku rab kat fi mu nekk nii delloo nañ ko fële dama ne du ñuy def lu lu kontaan ci di si sant bu yàlla bu baax ñun ñëpp ñu ànd dem Tivaouane Peulh ñàgg moo ñu gën si ñun sur le plan économique ak suñu suuf sama nekk ñu mën ko aar ànd nañ ci tey ànd nañ ci ëllëg loolu laa leen di confirmer. jaajëfal ko Babacar Seck mi taataan yooyu la kàddu ab lël la ñu amal ngir daal di xamle ñi nga xamante ni bii ñoo di liggéeykat yi ak ñi leen di liggéeyloo si jëye yi nga xamante ni bii moo mën a tukkee si ñiy sàkku liggéeykat yi loole nag ginnaaw bi ñu seetloo ne dañuy gis ne ay sàkku teef si wàllum bërëbu liggéeykaay yi day bëri lool waral nag kuréel gi nga xam ne ñoo ëmb ay patronal ak ñi nga xam ne ñoo day syndicat da di amal ndajaloole ngir wane leen li nga xam ne moo di jëm si yoonal gi di loi bi tëral xeex gi day am ay daan yoo xam ne dina ko teg si ñi nga xam ne ñooy def lu ni mel ba ñu mën a dellu ginnaaw si mbir moomee ndaje la fekk woon nañu ko maam Seynabou Baba ak Moussa Fall. kuréelu syndicat yi ñoo ngi ñaax liggéeykat yi ak ñi leen di jël ci loi bu bees bi ñu tëral te muy criminaliser lii di viol ak pédophilie bu ñu sukkandikoo ci yile organisation ñaawte fi yile dafa bëri ci këru liggéeykaay yi. joytu boobu yéen ñëpp xam ngeen wala dégg ngeen les harcèlements sexuels yi nga xam ne mooy dem ci entreprise yi ñi nga xam ne soit am nañu liggéey wala dañuy wut liggéey ñu leen def ay chantage yoo xam ne naka sudul noonu ngay def ak le responsable avant mu lay defal lii wala mu lay defal lële. tiré occasion wu gis la secrétaire générale du ministère de la justice mu def sensibilisation dans ce sens au niveau de Derklé Castors pour ñu ñaan à ce que sensibilisation boobu ñuy def ñu def ko tamit ci milieu de travail bi parce que. viol ak agression sexuelle yu bëri moo tax ba ñu voté bii les projets de loi ngir gën a diisal daan yi dem na ba tëj ci nit ki giiru dundam. Avec la loi 2020-05 du 10 janvier 2020. ak projet de loi 2020-05 bu 10 janvier ñu bëri seen tiitaange wàññeeku na daan yi dafa gën a diis te mën na dem ba perpétuité maanaam tëj nit ki ci giiru dundam. À la prison à vie. agression sexuelle ak harcèlement yii moo ngi daal di continuer donte am na loi yu bees yu ñu daal di tëral bu ñu sukkandikoo ci Aïcha Gassama. En effet, entre le 10 janvier 2020, date d'entrée en vigueur de la loi. bu ñu xoolee ci diggante bi ñu tëralee bii les lois 10 janvier 2020 ba ci 31 mars 2021 451 affaires ci wàllum siifa te nemmeeku nañu ko ci fukk ak ñaar tribunal yu Dakar loolu day wane ni lii moo ngi continuer di def ay victimes donte gis nañu ci ab wàññeeku yu ndaw ci li nga xam ni moo di viol ak rayaate gi. Remarqué une légère baisse du nombre de cas et un recul notable des viols suivis de meurtres. bés yi ñu jël jagleel ko li nga xam ni moo di ñaax askan wi li ko tax a jug mooy xamal leen ndogal yu bees yi nekk ci bii les projets de loi ba nga xam ni ku nekk dina xam li la ci mën a fekk bés boo ko defee. maam Seynabou Baba lu jëm si wàllum xëy mi nga xam ne nag njiitu réew mi président Macky Sall daal na koy dogal ñi nga xam ne ñoo di ndaw ñi toll si li bëpp juróom benn fukk ak juróomi junni yi ndaw yoo xam ne dinañ leen jox xëy ñoom nag ubbi nañ sax li nga xam ne moo di bindu gi ba ñu mën ko mën a def si bërëb yu feccante ko waaye am na ay ndaw yoo xam ne jamono ji seen xel dalugul ba léegi ndax jàpp nañu ne ñi nga xam ne ñoo amul am xëy dafa bëri lool si réew mi te dañoo yaakaar ni it bu ñuy tànn boo moytuwul dinañ ko def ay parparloo waral ñu am si jeexi jaaxa ñu ànd si gësub Mamadou Dieng ak Augustin Mandang. juróom benn fukk ak juróomi junni xëy yu njiitu réew mi dige woona ayu bés bii la ñuy tàmbalee jël la waaye loolu mu mel ni am na ñu ko yëgul la ca boori hôpital Abass Ndao ñiy dox ñiy dawal seeni woto ak marchand ambulant yi ñoom ñoo bokk yoon yi étudiant bii di jàng droit moom ne amul yaakaar ci yooyee xëy li ko waral di lim wiy laaj dafa takku lool la. mënuñu gëm ay waxam à 100% parce que yàgg nañuy wax loo xamante ne du ko def ci question jeune rek mën nañ ci limité wax na 2012 ba muy def campagne ci programme am 2019 aussi waxaat na ci bi yoon mu wax ni 65 000 emplois ma ni nag loolu peut-être mën na nekk le commencement mais amuñu ci yaakaar boo xamante ne waaw dina tax ñu gëm ni moom li mu wax dina ko def mais 65 000 emplois
peut-être day nekk loo xam ne day tàmbali rek mais boo xoolee ay millions de jeunes ñoo toog tey jii nii amuñu lu ñu xëy amuñu liggéey donc boo leen buggee def 65 000 emplois day nekk loo xamante ne c'est du tekki dara ci balance bi. Merry Mendy di jéggi avenue Cheikh Anta Diop ngir dem ca hôpital Abass Ndao moom jaaykatu restaurant bi ne ci li ko wër xamu ci ku yittewoo yooyee xëy ya. non sincèrement gisaguma ku ci wax nii da ci dem ak yooyu noonu waaw gisuma ci moom bala ma ci am yaakaar moom instant yi nii nekk nii nga gis daal boo gisee nga doog a wax mais comme gisuloo te yàgg na ñoo dig te ñu gis dara bon mënuñu ci am yaakaar daal. nguur gi di amal itam ay financement ngir suqali wàllum entrepreneuriat waaye loolu ay parparloo da cee am bu ñu sukkandikoo ci ñenn ñi. pour état bi je pense que financement yi muy def ci DER bi war na ko gën a xool nu mu koy yombalee jeunes yëpp bokk ci nepp ñoo xamante ne ñoo nekk APR wala benn bokk yaakaar rek ñoo ciy bénéficié wu mais képp koo xam ne sénégalais nga fépp foo mën a fay nga nekk étudiant nga nekk maçon nga nekk entrepreneur lépp loo mën a doon nga gis sa bopp ci DER bi parce que milliards yooyu ñu def ci GER bi nekkul milliards keesu APR wala keesu benn bokk yaakaar c'est le contribuable du Sénégal xaalisu Sénégal la tax. reboisement di jëmbat ay garab wala reforestation di fexe nu ñu naatalaatee àll bi ak yi ni mel juróom-benn fukk ak juróomi junniy xëy nguur gi ne dana ko joxe loolu jëm ci tànk yi ñu nekk ngir saafara wàllum jafe-jafe yi am ci wàllum xëy waaye ñi ñu dajeel ne lim wuy laaj jéggi na foofa li ñuy joxe. Mamadou Dieng lu jëm si wàllum xëy ak jëfandikoo li nga xam ne mooy ñori si réew mi Touba Mbacké def na si ay jéego yu daal di ràññeeku ginnaaw bi nga xam ne ñu ngi ubbi ay bërëbu jaayukaay yoo xamante ni bi lay ñori si biir réew mi képp lañ fay jaay bokk na ci ab bërëbu jaayukaay bi nga xam ne moom la ñu duppee Elidia ki nga xam ne moo di directeur bi mu ngi xam ne ñi nga xam ne ñoo si xëy mooy ñi yeewoo si diwaanu Bawol ak li ko wër loolee nekk loo xamante ni bi ak ràññeeku la si wàllum koom-koom mu nar a bijjeeku ñu dem ba Touba fekk fa góor ndaak loog Thierno Faye. ñii ay doomi réew mi di yëngu ci njënd ak njaay loolee tax ñu ubbi cantine yu mag ci dëkk bu sell bi ngir jëñax consommer local mu di lu njëkk lu ñu nemmeeku ci dëkk bu sell bi bu ñu sukkandikoo ci njiital Elidia. Elidia fii ci Touba mooy que ni ñun dañu jug pour travailler avec des produits di liggéey ak yi nga produits yi nga xam ne ci dëkk bi lañ koy defaree muy ci mbay mi muy ci napp bi muy ci nu ma ko mën a waxee sax araw bi ñuy defar rek. lépp li nga xam ni ci dëkk bi lay jóge ñun dañuy ànd ak jigéen ñi nga xam ni ak góor ñi nga xam ne dañ ciy liggéey jàppale leen ba nga xam ni au moins seen produit yooyu ñuy defar dinañ ko mën a gis ba bitim réew parce que soo xoolee ci surface yu toll nii yi ñuy wax tubaab yi rek ñoo fi daan ñëw di ko fi def te pourtant doomu réew mi ñi ngi fi mën koo def war na mën a jàppale ñi nga xam ne ci doomu réew mi la nekk di liggéey pour seen liggéey boobu ñu mën koo gis fu sori ñun Elidia loolu mooy sunu juglaay. ci noone xëyum ndaw ñi bokkit ci seen xememteef tax ñii di yëngu ci njënd ak njaay joxandi ci lu toll juróom fukki ndaw yu bàyyi ko ci région bu Njaareem am xëy. ñun suñ fi ñëwee ubbi lu toll ni mën leen a may loo xam ne dinañ ko fi mën a ñëw di ko fi jaay kon képp ku jógee feneen boo ñëwee Touba ndax fi ñu situé ci Touba boo duggee Touba rek mënoo ñëw rëcc kon boo duggee ci suñu supermarché mu mel ni mu nekk 1000 mètres carrés donc ñëw fekk fi produit yu nga xam ni made in Sénégal la di nga ne lii kat baax na di nga dem jënd ko te li gën koy jaayee tamit cherul donc dina mën a tax ñoom dinañ gën a mën a développé wu yokk seen autonomiser wu ak tamit yokk seen defaruwaay mën a tamit créer emploi parce que ñun tey jii buñ si mënee ñëw jël si lu bëri di ko jaay mooy que ni dinañ leen laaj loo xam ni kat pour ñu war ko mën a jaay war nañ mën a yokk ñoom ci usines yi ñuy nekk wala ci atelier yi ñuy liggéeyee mën a yokk seen production te pour ñu yokk seen production mooy kon dinañ jëlaat xale yi nga xam ne tamit ñi ngi ci seen kër yi te defuñu dara mën leen a utiliser ñun aussi tamit ñi fi nekk di liggéey doomu réew mi lan doomu waa Touba lan doomu waa Mbacké lan ak doomu waa Diourbel donc ñu jàngal leen tamit ci liggéeyu grande distribution nan lay doxee jënd beeg jaay bi tamit di leen accompagner avec le ministère du commerce. ci Touba grande surface de distribution yi tàmbale ubbi seeni buntu ci dëkk bu sell bi donte ña ngay xamle ne sabab ba du lenn lu dul fexe ba gën a jëmmal lii di bay dundee.
goon nag loolu jógee si jëfandikoo gi dem si colko gi ak waajtaayu Korité gi nga xam ne moom la ñu dëkk mal ñi nga xamante ne bi ñoo di ñawkat yi nag dañ daan seetlu ne ay jamono liñ daan ñawee di machine yi ñu daan pétale ak seen i tànk nii nag dafa dem bay bëgg a raaf waaye nag am nañu ñoo xam ne ñu ngi koy jëfandikoo ba léegi ñenn ñi ne dafa baax lool si wàllum wér-gu-yaram wayal ñu koy wéyal ñi nga xamante ne bi ñu ngi koy jëfandikoo ñeneen ñi jàpp ne moo gën a sakkan ndaxte du ñu am courant bu ñuy fay kenn ndax di njëgu courant yi dafa seet dafay métti si ñoom ñoon seek gëstu bi nga xam ne def nañu ko Ngor Diouf ak Selamane Diallo. marché Tilène rue 19 angle 20 fi ni mel wàccaay Korité yi fës fi lool tailleur yi ñu bëri ñu ngi ca waar ga ñuy jëfandikoo machine à pédale ñoom nag seeni liggéey doxut bu baax a baax ngóor si di bëral comme ni ngeen ma fekkee nii événement la ne nekk nag événement ndax yu mel nii ci la nii man di for dara ndax de tailleur moom xam nga léeg-léeg bu yëf yi passé doo for dara benn bëreetut xale yi léegi liñ bëgg mooy ay piqueuse ay 217 ay Bernard yooyu lañ bëgg. yile machine à pédale am solo donte jëfandikoo ko aaju wut benn yoon électricité waaye nag mu mën a indi ay njeexital si wér-gu-yaram. waaye yii moom pour nit ñi baax na ci nit ndax maanaam ni may gis ni duma mën a am tànk ndigg ndax toujours maa ngi def mënumaa daw mënumaa tëb mais toujours maa ngi def entraînement daanaka entraînement ndax wéqu la bu ma pédale wul du ma dem gisoo ma pédale wul du ma dem loolu la. buñ sukkandikoo si Serigne Mbaye di jaaykatu machine moom nag jàpp na ne yile machine ñu ngi wéyandi di jar bu baax. am na ñu koy jënd ba léegi parce que am na atelier yoo xam ne dañu nekk atelier yu mag dañu yore machine yoo xam ne yi courant lay dox mais dañuy am machine pédale ci côté bi bu ko defee léegi am na apprenti yi nga xam ne dañuy soog a ñëw pour commencer jàng liggéey ñoom it léegi dañ ciy jàng parce que bu dee machine courant yi day gaaw day am doole bu ko defee nag léegi am na ñoo xam ne atelier yu mag yoo xam ne dañ koy jël teg ko à côté bu ko defee léegi bu apprenti yi ñëwee di ci jàng bu demee ba man ñu soog leen a jox machine yu mag am na ñoo xam ne dañ koy jënd yóbbu ko seen kër bàyyi ko foofu di ci ñaw seen i yére. ndaw si di nëbbu turam moom nag jàpp na ne yile machine dina fi jeex muy àddu ci lu ko waral. machine bi booy xool du ñu xaw a arrangé noonu parce que dafay ralentir suñu liggéey te aussi booy xool en général dañuy recevoir ay tailleur te du tailleur yëpp ñoo adapté ak machine parce que boo ci commencé wul ñëw je ne pense pas que di nga ci mën a adapté wu bu dee tailleur bu mag aussi du ko nangu ñawee. moi je pense que c'est comme si rek booy jàng dawal par exemple nga commencé automatique pour nga def manuel dafay jafe mais boo commencé manuel benn oto du la jaaxal. déjà machine yi c'est en voie de disparition parce que boo koy jënd sax man dafa rafet ba tax ma jënd ko genre kii laa ko def naka lañ ko waxee c'est comme décor voilà et puis sama apprenti doon na ci liggéey di ci soox mais bu demee ba mën sax moom moo ko dootul nangooti. machine à pédale néew lool ñu koy jëfandikoo ñu koy wëyal ngir tàggat seeni ndongo rawatina ci centre de formation yi ñoo tàggat ndaw ñi ci wàllu couture. mu nga bàkk ba teg nañ ko xibaar yi tàggat yaram ñi si ànd ak Pape Malick Diop Pape Malick maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Cheikh Sall. dañ koy door rek wàllum football ñu daal di taxaw nag si li nga xam ne moo di taxawaay bi mu war a am directeur technique national si football bu réewum Sénégal. muy rôle bu important ci li nga xam ne moo di sport en général ndax Sénégal jamono ji mel ne ni lii di directeur technique national mi ñuy wax DTN ñu ci bëri duñu ko bàyyi xel wala dañu xaw a bokk ñàkkal fayda li nga xam ne moo di boobule rôle ci monde sportif bi le waaye nag ni ki fan yi ñu génn li nga xam ne moo di Sénégal bàyyiwaat xel loolu rawatina jafe-jafe yi nga xam ne football Sénégal mu ngi koy daal di am ba tax na observateur yi daal di ci teg tànk ñu jàpp ne ki nga xam ne moo di Asmamoun Seye moom mi ngi daal di jàpp ne rôle directeur technique national lu ñu war a définiraat la ndax rôle bu important la te it day moteur ci li nga xamee ni moom moo di bile discipline moom ancien secrétaire général bu fédération sénégalaise bu football mi ngi jàpp ne li nga xam ne moo di directeur technique national dañu ko war a gën a dooleelaat ngir mu gën a wane li nga xam ne moo di lii di njëriñam ñu teewlu ko. technique mooy loxo fédération ci aspect technique fédération am na organisation am na administration am na financement am développement technique fédération loolu lay def ñooñu nag direction technique bi ay entraîneurs yu am capacité lañu ñu jaar fi ñu war a jaar
ñoo war a développer le football ñoo war a chef entraîneur yi ñoo war a définir yoon wi nga xam ne ak xalaat bi nga xam ne footballu Sénégal noonu la war a demee on ne peut pas jouer comme l'Ouganda on ne peut pas mënuñu football comme Ouganda wala comme Congo wala ni ñu mel ñun Sénégalais ñoo ñuy réfléchir plan programme yi ñoo koy def formation yi ñi am premier degré deuxième degré ñoo koy def ñoo koy organiser mais man nga am xam-xam bi am titre bi mais taxawaay bi la war doo ko taxaw li tax lenn la ñoom seen bopp ñoo war a xam li ñu doon ci football bi ñaareel bi fédération bi moo leen war a jox seen gëdd. wax ba léegi ci wàllum football ak mercato ki nga xam ne mooy doomi Sénégal Diafra Sakho championnat bu Djibouti la dem daanu ji. moom mi nga xam ne jàpp nañ ni ay at a ngi nii bokk ñu gëj ko gis ci li nga xam ne moo di terrain football bu ràññeeku moom nag ma nga daal di jóge fa nga xam ne moom moo di Neuchâtel Xamax foofee ca division 1 bu Suisse moom Diafra Sakho mi ngi daal di ñëw fi nga xam ne moom moo di championnat djiboutien kon moom mi nga xam ne ma nga daal di signé foofee ñuy wax Solar Atar 7 durée wu contrat am nag jamono ji préciser guñ ko waaye moom ancien joueur West Ham bi mi ngi daal di fekk ñaari joueur africain wala bokk ñaari joueur camerounais ci boobule club moo xam Alexander Song mi nga xam ne ci fàttali joué na fi nga xam ne moo di Arsenal ak FC Barcelone waaye it ki nga xam ne moo di Dani Nunk. dafa ab wërngal ci diwaanu Europe ak ñi nga xam ne ñoo di gaynde ya fa Sadio Mané dafa mel ni gisaat na kàng yi waaye nag ki nga xam ne moo di Edouard Mendy moom it mu ngay wéy di nekk koo xam te ne bi mu ngay ràññeeku ci Chelsea. Sadio Mané ci joganteem ak ancien club am moo xam Southampton mel na ni moom moo daal di dugal but bi nga xam ne moo jiital équipe am ci tableau d'affichage laata kii di Thiago Alcantara di dugal ñaareelu but am ci beneen boor bi moom Edouard Mendy mi ngi amoon li nga xam ne moom moo di ab choc bu jéggi dayoo ci diggante Chelsea ak Manchester City mu daal di génn ci ak ndam ci digganteem ak Agüero waaye ci digganteem ak ki nga xam ne moo di Manchester City mi ñi nar a jonganteel ci finale Ligue des Champions wërngalu këpp ji dañ ci àndakoon ak Cheikh Diop. ñu doore ko ci réewum France di wax ci jalooray gaynde Sénégal nim ba fi mu ne nii leeragu ko ne ndax dina jongante ci première division bi saison bi ñu nekk daa dem sax fekk Metz door ko ñetti bal ci dara Pape Matar Sarr Ibrahima Niane ak Papa Ndiaga Yade bokkoon nañ ci ba ñuy tàmbali ndam demul ndam di ko diggante Paris Saint-Germain bu Idrissa Gana Gueye ak Abdoul Ahad Diallo ak ren mu Alfred Gomis ku nekk sa morom benn bit nga ko dugal noonu sax tax na Paris mi gën a sori rek ngir jël championnat bi Pa Abou Cissé ak Saint-Étienne ñoom dañoo daan Olympique bu Marseille benn bal ci dara Strasbourg ak Habib Diallo nga xam ne ñoom it leeragu leen ndax dinañ des ci première division bi dañoo nërmelu ci seen digganteeg Montpellier ñetti bal ci ñaar Sada Thioub bokk na ci ba ñuy tàmbali Angers moo daan Dijon ñetti bal ci dara te it ñuy gën a sori rek deuxième division bi Youssouf Sabaly ak Bordeaux ñoom Nantes moo leen daan ñetti bal ci dara Monaco Fodé Ballo-Touré bokk na ci ñoo daan Reims bu Boulaye Dia benn bal ci dara te di gën a jege rek bopp classement bi Crépin Diatta moom ba léegi mënugul a jongante ci Angleterre foofee Sadio Mané mën naa jongante te sax dugal na ngir may Liverpool mu am ndam digganteem ak Southampton ñaari bal ci dara ci beneen boor bi Edouard Mendy moom ak Chelsea ñoo dem fekki Manchester City yéexal sax seen nekku champion foofee daan leen rek ñaari bal ci benn Edouard Mendy sax jàpp na benn penalty boo xam ne Sergio Aguero moo ko dóor Crystal Palace foofee Cheikh Kouyaté ñoo dem fekki Sheffield United daan ko ñaari bal ci dara Mbaye Diagne ñoom Arsenal moo leen daan ñoom West Brom ñetti bal ci benn Serie A ca Italie foofee Keita Diawara dugal na juróom benn lu bitam ci saison bi ak Sampdoria de Gênes donte na sax Inter de Milan mi jël championnat bi moo leen daan juróomi bal ci benn Liga ci Espagne Pape Kourou ak Eibar sonnoon nañu lool waaye mujjee na ñu am ndam ci seen diggante Getafe benn bal ci dara Belgique FC Sereng ñëw na ci première division bi ci ki boobee sax ñu mën faa lim Amadou Diandiaye Wagan Faye Aboulo ak Mame Moussa Gueye ñu jeexale ko Turquie foofee Alassane Ndao dugalaat na ñaari bit ci ay bés bi mu nekk fukk ak fukki lu benn lu bitam seen diggante Gelsen biir liggéey Fatih Karagümrük moo leen daan yu yaatu juróomi bal ci benn. di ko jaajëfal Cheikh Diop ñu jeexal Pape Malick ak wàllum basket si tàggat yaram yi ak basket Africa League bi nga xam ne ñu ngi koy waajal Douane dafa mel ni ñoom it jekk nañu. mu ngoog jekk nañu ndax ñoom ñu ngi nar a tàmbali li nga xam ne moo di boobule ci compétition moo xam bal comme ni nga ko waxee di basket Africa League mi nga xam ne seen jogante bu njëkk daañu ko am fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mai ñu nar a jogante ak ñii di GSP maanaam groupement sportif des pétroliers Gabalo yi nag nar ci jogante li nga xam ne moo di ñett match ci boobule compétition.
ci wàllu match de poule yi ci compétition boo xam ne ci fàttali dina tàmbali fukki fan ak juróom benn jëm 30 mai foofee ca Kigali objectif club bi nag du leneen lu dul amal participation bu baax waaye ki nga xamee ni moom moo di seen meneur di Louis Adams moom feneen la daal di teg bëtam ndax jàpp na ne gannaaw participation bu baax lii di AS Douanes war na mën a créer surprise rawatina ak recrue yu baax yi nga xam ne amal nañu ko moom Louis Adams mën nañu ko teewlu. maa ngi siy jàppale sama coéquipier yi bu baax di leen xam nga yéen si soñaat bu baax comme suñu objectif luñ ko waxee te ñun moom mooy xam nga gagné match yi benn par benn jéem a créer dara def si dara parce que tamit su fekkul woon ni pare wuñu duñ fi ñëw parce que pare nañ ba pare xant am nañ yaakaar ni que mun nañ fi def dara mun nañ si am dara tey bu soobee yàlla te en plus tournoi bii nii ñuy joué bokkul ak sax suñu championnat Sénégal c'est vrai que championnat Sénégal yi ça fait juróomi at ñu ngi gagné chaque année ñu gagné ko te fii dañu ñëw nekk ci tournoi boo xam ne dafa dajale presque équipe yu gën a mag yu Afrique yi fi kii te ñun Sénégal ça fait juróom benn at demuñu ci tournoi yu mel nii donc kon ñu ngi jéem a xool ak ak poule bu difficile bii ñu am ñu ngi jéem a xool ak ñeenti ñu bees ñi ñëw ci équipe bi ñoom yàgg nañ nekk ci situation yu mel nii mooy ay professionnel lañ lii seen métier la ñoom xam nañ ci bu baax te bu ñu ñëwee dañuy ñëw intégré carrément ci équipe bi bu ñu ñëwee automatiquement coach bi dafa commencé entraîneur dafa commencé teg système yeeg yooyu noonu te ñoom adapté woon nañ si bu baax sax et yaakaar naa ni que ak seen adaptation bii nii dinañu jàppale sax ñu gën a mun a avancer bu baax sax parce que ñoom bokk nañ si carrément sax bokk nañ si équipe bi carrément. mu ngoog si kàddu yi Louis Adams yooyu si wàllum basket la ñu jeexalee xibaar tàggat yaram di la jaajëfal Pape Malick Diop. jërëjëf Cheikh Sall. jaajëfal leen yéen tamit mbokk yi ci teewlu bi li moo la laaj ci jotaay bi la xibaar beneen jotaay 19h45 lay doon si biir si xibaar yi nasaraan yi ak ki nga xam ne moo di Adama Anouchka Ba si biir la total Ramadan ak total ndogu ak ki nga xam ne moo di Cheikh Hassana Fall.